Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça, c'est Youssou N'Dour. jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ji gën a fës ca Touba Mbacké la ñu jëm foofu nag njiitu réew mi Macky Sall ma nga fay wéyal nag ab nemmeekum tey ji sax ñuy xaar mu jiite fa nag daloo gi jëm ci polyclinique bu Daaru Minam waaye tamit mu war faa jullee ajjuma ni ñu koy faral nag di seetloo saa su màggal jubsee Mouhamed Diop daañu jokk ak moom ca Touba Mbacké ila Touba ñi nga xamante ne nag ay professionnel lañu di yëngu ci wàllu woto duppee seen bopp nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy ottu tali bi ñu ngi sàkku nag ci dawalkat yi ñu ànd ak bu yar ci tali bi loolu nag ñu gis ni mooy mën a tax xëy na ñu mucc ci yenn accident yi naka noonu it ñu ngi sàkku ci nguurug Sénégal li nga xamante ne nag moom la ñu duppee ay ralentisseur maanaam bu ca oto yeggee mën a teggi tànkam loolee nañu ko peinturaat ba ñu mën koo gis ràññee ko bu baax a baax daal nañu nag door karawaan bi nga xamante ne nii jëm na ci wàllu ko kaaraange maire bu Ndakaaru daanu ko déglu xamaguñu kañ la nag waaye jàppale ni commission ad hoc boobee samp nañu ko démb ci assemblée nationale fukki député ak benn ñoo ko sekk mu juróon nag coow lu rëy ca ba ñu koy samp ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci kujje politique gi ak député yu bootuwul ci benn groupe parlementaire ñoom dañoo wan gannaaw woote boobee assemblée nationale ñu jàpp ni ñoom député yooyu fare ci kujje gi ne nag danoo jalgati kon tëralin ya sunu gan tey Momar Seyni Ndiaye la taskatu xabaar la xamee ci wàllu politique Momar Seyni Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la fay yow tamit di la gërëm ci woo bi nga ma woo ci sa plateau bi. mi ngi noonu ci kanam tuuti kon daanu waxtaane rek mbirum Khalifa Sall ñi nga xamante ne ay liggéeykat lañu ci wàllu wér-gu-yaram nekk ca district bu Nioro ña nga woon ca commune ba di naqarlu ni leen nag tekkaaral la ne nemmeeku ci kilifa ya foofee ndax dañu leen seetaan ci jafe-jafe ñi jànkonteel bokk na nag ci askan wi léeg-léeg nag nanu leen di songee dem sax ba di leen agressé loolu yëpp nag méttit lu nanu ko waaye nag lu ñu gis lu melit la ñu nemmeeku ca kër docteur ba nga xamante ni moom moo nekk fële ca Ndar Géej hôpital régional ba muy SUTSAS SAMES ba ci SAS ñoom nag ñi ngi sàkku ci nguurug Sénégal mu xippi bëtam xool ci ña kër gay doxee rawati nag ka ko jiite na muy doxalee lii nag daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi ne suñu faram-fàcce xibaar yi. jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ca Touba Mbacké fekk ji fa Mouhamed Diop ni ma ko waxee woon njiitu réew mi Macky Sall ma nga ca Touba tey ji nag mu war a jiite daloo ga jëm ca polyclinique bu Daaru Minam foofee ca Touba Mouhamed Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax.
Mohamed Diop ni ma ko waxee rek njiitu réew mi ma nga foofee ca Touba fas yéene jiite ni ma ko waxee léegi daloo gi jëm ci polyclinique bu Daaru Minam ak maanaam yeneen mbir yoo xamante ne kon dana ko teewee ndax mën nga nu wax màggal gi ni nu koy waajalee foofu. bokk na ci li mu war a def mooy julli ji aljuma ci ay waxtu yu néew daanaka ànd kook ki nga xamee ne mooy porte parole bu xalif général des Mourides ak kilifa yi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ci biir diwaan bi bu noppee foofu. ci lay door a dem ca polyclinique bu Daaru Minam inauguré ko polyclinique ba nekk ab initiative boo xam ne ay privé sénégalais ñoom ñoo ko amal mu toll ci 500 millions de francs CFA njiitu réew mi nag bu paree loolu lay door a ñibbi fi nga xamee ne mooy Ndakaaru ànd ak soxnaam ak délégation bi nga xamee ne ñoom la àndal ñëw màggal si ci diwaan bu Touba ni ki démb ñëw na ci diwaan bi ñu tertu ko tertu bu rafet naam ci yenn gox yi ñàkkoon na mbooloo waaye dignitaires religieux yëpp ñoo ngi woon ci biir diwaan bi am na ay audience nag ba ci guddi ndax ñoo ngi doon dalal ay responsables religieux ak responsables locaux yi nga xam ne ñoo nekk ci formation politique am jamono ji effervescence bi ñoo ngi koy noté bu baax a baax ci màggal bi askan waa ngi ñëw naam dëkk bi jamono ji xatagul waaye jamono ji tàng na lool ci diwaan bi ak yenn poche yoo xam ne manqué gum nañ ndox ci màggal édition 2017 naam état bi nee nañ def nañ ay effort yu mag a mag. mangook Mohamed Diop ñu di ko jaajëfal bu baax ca Touba Mbacké ni nga ko waxee njiitu réew mi ma nga foofu war a nag teewee ay mbir yu bari màggalu Touba ba tey ñu del si fii ci Ndakaaru wax tamit ni ñu koy waajalee ci yenn barab yi fu ca mel ne nag centre ville ba jege lool kër sëriñ bi gis nañ nag ni taalibe murit yi ñoom nag saa yu màggal jubsee dinañ ko màggal waajal ko bu baax a baax di tari alxuraan ay xasaayit naka noonu waaye tamit di def rek ay bernde lépp nag ñu di ko def rek ci xol wu yaa Mame Biram Diouf. léegi mu def ñeenti at kon ñuy waajal bu baax màggalu Touba di amal nag ba ci ki nga xam ne dañ ci amal ay ñaan waaye di togg ay ñam nar ko bokk ak ñëpp. ndax xam nga lii tey suñu Bàmba rek ko waral kon Sénégal dañ ko war a delloo njukkal Sëriñ Touba ba muy dem ci géej gi waxul maa ngi demal murid yi waxul maa ngi demal tijaan yi waxul maa ngi demal laayeen yi waxul maa ngi demal xaadir yi dana maa ngi demal ngir l'islam la wax kon ndam loolu l'islam moo ko moom. doon ay commerçant mécanicien artisan ak sax ay chef d'entreprise daloo fi kon soriwul dara ak kër sëriñ bi ñu organisé wu nag ngir màggal bi laata ñu cee agsi ca bis ba ak it sax buñ ci noppee lépp ñu amal ko ci anam yi mucc ayib. lii sant sëriñ Tuubaa rek la dañ koo yaatal ku ñëw ñu yaatal la ndax lii màggal Tuubaa la ñuy waajal léegi nag àllarba bu nekk juróom fukk la ñuy def àllarba bu nekk weer bu dee 2000 francs kon ren yaakaar naa ni bu ma jumul am nañ 3 millions ñetti millions. leneen kon li ñuy amal muy togg yi kat buñ ci noppee yàkkal ko ñëpp ku ci nekk mun cee bokk. bañ ko doyee def daal ñu ngi commencé dañuy def café Touba ak Madeleine ma ne leen kat war na jëm Serigne Touba balaa ngoon dinaa lay yewal nag te noonu la commencé première année bi deuxième année bi ñu yeew benn nag bi mooy troisième année bi suñu borom dogal ñu yeew ñaari nag kon mbiru Serigne Touba amul naxaate tànk kanam la amul tànk ginnaaw. lépp ñëw ñu jox la nga lekk ba suur waaw maanaam xamuwun catholique xamuwun kenn ñun ku ñëw ñu jox la nga lekk ba suur loolu la ñu sëñ bi wax. ñu ngi ñaan lii ñu def ren bu déwénee ñu def lu ko ëpp képp ku fi teew rek yàlla na nga ko fekkee na ngeen déwén bu kenn manqué ci barke Serigne Touba. li ñuy amal nag bokk ci ay ñaan ak it booloo doon benn doon lu am solo loo xam ne dinañ ko dundaat bu baax a baax ci màggal gi foofee ca Touba Mbacké ngir lépp kat yi mun kaa matal ci xew-xew gi. Mame Biram Diouf ku ne Touba wax ci tali bi ak chauffeur si léeg-léeg nañuy doxalee ñu jàpp nag ni dañuy faral di wàcc yoon moo tax tey ji ay professionnels yoo xamante ne nii dañuy yëngu nag ci wàllug woto duppee seen bopp rek ñiy aar tali bi ñi ngi sàkku ci chauffeur si ñu ànd ak yar bokk na nag ci bu ñu gëmmentoo bañ di dawal nañuy bàyyi xel téléphone portable yi waaye tamit nañuy takk seen i ceinture ndax loolu nag mën naa musle ci yenn accident yi am na nag ab caravane boo xamante ni door na nu ko fësal ko fële ca gare les Beaux Maraîchers ñu teewlu Boubacar Sagna moom mooy njiital association boobee ci micro Salif Sow. ñu jublu nag ci màggal gi ñu ubbi benn partie autoroute Ila Touba mu nekk lu bees mu nekk lu yees tali boobu nu ñu ci war a jaar lan la ñu war a moytu lan la ñu war a def ngir ku fay jaar guddi wala ku fay jaar bëccëg bañ a lor éclairage amul comme autoroute bi nga xam ne des fois mu am ay nag wala béy wala bagage bu daanu
nit ki comportement bu war a am chauffeur yi ñu leen di ñaaxaat aussi ci bagage yi ñu koy takk bu mu dëgër ndax bagage bu wadd am ku nekk si ginnaaw bu ko moytu daal di saaraan dee gis nañ ko fi. beneen bi mooy par rapport ak doodaan yi fii ak Touba daanaka def nañ fi ay doodaan xaw na wàññi accident yi mais période bi nga gis na ngeen seen fàtte nañ ko peinture ndax peinture bi dem benn instant day deñ donc oto yi bu ñuy daw dootuñ ko gis da ngay gis oto bu daw ba dal ci maari bay taal accident am mun na saaraat lu ne mun na ko dal mu loru kon ñu ngi interpellé état bi ministre des transports ministre de l'intérieur yooyu disposition ci CRD yi ñu ko ciy boole mooy tali bi aussi panneau yi nga xam ne dafa wadd muy panneau doodaan muy panneau de signalisation yi aussi ñu koy réactualiser ñu vérifier fépp panneau wannoon ñu jël ko fexe sampaat ko ngir permettre automobiliste bi mu mun a repérer wu ci tali bi. ma ngoog mën a mucc ci yenn accident yi fële moom ca département bu Kolda diggante ñaari dëkk nag am na ñaari camion yoo xamante ne nii ñoom jot nañoo tase loolee nag tax ba ñeenti doomu aadama jëlee ca ay gaañu yu metti waaye tamit nee nañ am na ay jumtukaay yu bari yoo xamante ne kon yàqu na ca Abdoulaye Diallo. ñaari camion yi mbokkante moo waral ñeenti nit jëlee ci ay gaañu yu méttee métti benn mbaamu saret dee si ak ay bagages yu bëree bëri daal di si yàqu. léegi camion bii nii dafa doon éviter benn mbaam mais mbaam bi dafa xëcc ci digg tali bi léegi camion bi daw di ko wër ñu koy wëree camion bi yegg si après ñu ñaañu daje choc bi métti na trop parce que kee sa wër bi tànk ay 22 heures quelque maanaam la après la dëkk bi waa village bi man xaw ma nag ñun Daabo après si la Daabo ñëw jël évacué leen Kolda ñun Dakar di jëm fan di jëm Guinée am mbaam mi am na ko ci nekkoon mais waa dëkk bi dañ ko nëbb parce que nanguñu ko feeñal. boobu accident mu ngi xewee ca route nationale numéro 6 diggante dëkk bii di Daabo ak dëkku Mampatim ñi fa jëlee ay gaañu waa sapeur pompier ñoo leen yóbbu ca service d'urgence bu hôpital régional bu Kolda ca beneen côté RN6 bi maanaam ca Sinthiang Assane di ab dëkku kaw bu commune Tankanto Escale foofu it ab woto 4x4 marque Mitsubishi moo fa daal di mbëkk ab taatu garab ndaamaraas ginnaaw bi oto bi bàyyee tali bi te dugg ci tool yi daw na lu xaw a tollook téeméeri mètre laata muy mbokk ci garab gi kenn ñàkku ci bakkanam waaye yàqu-yàqu yi bare nañu. niñ koy xewoon ci ponk yi commission ad hoc ba kon samp nañu ko démb ci pencum ndawi réew mi commission boobee nag war a déglu ki nga xamante ne rek moom mooy Khalifa Sall maire bu Ndakaaru mu aju nag ci yëkkati mbalaanu kiirlaayam mu juróon coow lool ca assemblée nationale ñenn nag ci Sénégalais yi ñoom joxe nañ ci rek seen kàddu ndax dañu jàpp ni ak lu mu ci mën a doon ñoom la ñu bëgg rek mooy daal nguur gi def kéemtalaay kàttanam ba ñu xam fu dëgg féete Fatou Bintou Konté. dindi maaraamu kiirlaay ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall jamono ji dafa indi jiixi jaxa ci sénégalais yi ñenn ñi nga xam ne ñoom la ñu tasanteel ci mbedd mi di ñu xamal ni fii daal ab kumba am ndey kumba amul ndey moom moo fi am. ànduma ci parce que man li ma ko gisee affaire day jaay doole la rek waaw parce que bu àndoon ak ñoom duñ ko teg waaye li mu ànd ak ñoom la rek man loolu laa gis ci assemblée moo nañ fa turam te dañ waxoon ne moom du député waaw pourquoi ñu dem ba mu yàgg nag nangu mu doon député pour dindi malaanu kiirlaayam affaire de doole la rek. sax d'accord ma si mooy que ni ñi koy voté tey su ëllëgee mën na am mu dal seen kaw. ñenn ci sénégalais yi jàpp ni sax dañ ko waroon a libéré gannaaw bañ ko tabbee ab député ndax fi mu ne nii dafa indi sax li ñuy wax ab contradiction ci diggante li nga xam ne moom la procureur bi def ak geste bi nga xam ne député yi moom la ñu fas yéene def. ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci yoon donc à commencer par li nga xamante ni mooy le procureur donc les magistrats je pense que tey waroon nañu Khalifa Sall en tant que maire de Dakar et en tant que même élu du peuple tey ci li nekkoon yoon tey mooy ñu libéré woon Khalifa Sall mu continuer di def liggéey bi nga xamante ni moom lañ ko askan wi fale bu ko defee heure bu ko yoon soxla ñu mën ko woo ñu lever immunité parlementaire am ñu mën ko déglu mais je pense que tey am na benn contradictoire ci li nga xamante ni procureur bi wax na ko ak li nga xamante ni ñu ngi ñi nekk ci nguur gi bañaloon nañ ko Khalifa Sall parce que tey jàppoon nañ ne Khalifa Sall du député tey bu toogee ba procureur bi ne nañu lever immunité parlementaire Khalifa Sall pour mu mën a jàkkaarloo ak yoon je pense que tey am na contradictoire entre procureur bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci parti au pouvoir. bu fekkee nag maaraanu kiirlaayam dindi nañ ko ñoom sénégalais yi jàpp nañ ne lii nga xam ne moom moo di justice dafa
war a def liggéeyam na mu waree maanaam daal procès bu équitable la ñuy laaj. tey war nañu wone li nga xamante ni moom la askan wi di xaar ci ñoom war nañ ko mën a bàyyi ci diirum 5 ans yi mu liggéey li nga xamante ni moom la ko askan wi fale bu ko defee heure bu mandaam jeexee bu dee yoon soxla na ko ñu mën ko woo ki nga xamante ni moo di Khalifa Sall ak keneen parce que yaakaar naa yoon tey ñëpp la fi nekkal donc képp koo xamante ni war na jàkkaarloo ak yoon bu ñu sañoon tey yoon day def li nga xamante ni moom mooy liggéeyam. mooy juge ñoo xam liy yoon suñ defee liy yoon xam nañ ko suñ defee loolu yoon xam nañ ko donc li war rek mooy que ni ñu def loo xamante ni ñëpp na arrange ñëpp seen. tey nag ci jeudi bi le député yi fas yéene dem ci séance plénière pour ubbi commission ad hoc bi nga xam ne moom moo fas yéene statuer ci li nga xam ne moom mooy lever immunité parlementaire kii di maire bu Dakar. mangook loolu sax mujj nañu ko amal muy samp nag commission ad hoc boobee moom ak Seyni Ndiaye waxoon naa ko moom la ñu dalal tey ji muy taskatu xabaar xamee itam ci wàllug politique démb ñu gis la xew assemblée nationale ñàkk déggoo ci diggante député yi fare ci kujje gi ak ñi nga xamante ni nii nag kon ñoom ñoo fare rek ca majorité ba waaye lu mu ci mënoon commission ad hoc bi moom samp nañu ko ci coow lu rëy ñu jàpp nag moom ak ni incohérence am na ci bu ñu xoolee ñaari camp yi muy ñi nga xamante ni ñoom doon wax ni du député mënul maanaam bénéficié wul immunité parlementaire am tey ñu gis ni dañu taxaw ci lever ko également député yi fare ci kujje gi tamit ne duñ ko yëkkati te pourtant ñoom ñoo doon wax ni député la nan lañ mën a jàngatee ñaari camp yi tey. waaw li nga xam ni moom nga wax léegi wax dëgg neex yàlla soxna si loolu moo ci nekk boo koy jàngatu ko nga xam ne da ngay gëstu ci wàllu politique. bu fekkee ne moom assemblée nationale Khalifa Sall ci ñoom la bokk. dañu war a jàpp ne seen naatangoo la. maanaam ni nga mel ni man nekk journaliste comme man tey jii bu ma la doon teg ci yoon wala nga may teg ci yoon da nga war a jàpp ne man sa naatangoo la ñoo bokk bërëb bi ñuy liggéey ñoo bokk ci liy yëngu donc lépp loo xam ne lii war na nekk sama àq ak sama yelleef da nga war a fexe ba ma jot ci anam bu rafet waaye waruloo yow nekk sama naatangoo di yéem a xañ suma àq ak ay yelleef loolu la Moustapha Niasse def démb ndax. li muy wax ci loi yi muy interprété ci loi organique le règlement intérieur daf ko war a yaatal ba nga xam ne Khalifa Sall dañ ko war a jox ay lépp loo xam ne àqam la ak yelleefam ba mu mat sëkk bu ko defee ñu war ko mën a atte nii atte député waaye bu fekkee ni joxloo ko àq ay yelleefam ñi nga xam ne dañu bëgg a wax naan débat général nga bëgg ko yemale ci article 78 rek ne comme man joxewuma kàddu gi kenn du dem loolu wax dëgg ne xel du lu mën a rafetlu. mën nañ jàpp ni daal am jalgati am na ci assemblée nationale foofu. waaye li nga xam ne man nag xaw ma vraiment comprendre ma ko maanaam dégguma ko ci wàllu opposition bi mooy ñoom dañu taxaw ne depuis bi nga xam ne conseil constitutionnel joxe na résultat yi Khalifa Sall député la bu nekkee député nag député boo gis ci àddina war nañu mën a dindi kiirlaayam malaanu kiirlaayam kooku mënul ñàkk waaye doone kii député la nangu naa député na bëre ba gouvernement bi dellu ginnaaw parce que gouvernement dafa dellu ginnaaw li fi Kaba waxoon mooy waa ji ba muy def mbir yi muy def doonu woon député donc mënuñ jàpp ne député la léegi ñoom dem nañ ba dellu ginnaaw mooy lu rafetul nag ndax bu doon dëkk yi moom mii Kaba dafay bàyyi day démissionné ndax nit ki du wax ba pare dellu siwaat donc léegi ñoom député yi bu ñu demee ba ñu nangu ne kii député la wax dëgg neex yàlla opposition bi dañu war a nangu ne Khalifa Sall war nañu dindi malaanu kiirlaayam loolu mooy dëgg ba nga xam ne man ni nga ko waxee léegi soxna si dafa am incohérence maanaam dafa am dëng-dëng ci ñaari wàllu yëpp li nga xam ne moom la démocratie nangu mooy lenn képp koo xam ne ki da nga nekk ci réew mi nga xam opposant wala doo opposant bokk ci guddi gi war a dem dañ la war a jox sa àq ak élève ba mu mat sëkk amul dara luñ ci war a mën a teggi ba tax yow di li nga xam ne mooy sa àq duñ la ko jox waaye nag li nga xam mën nañ ko ci deg mooy nit ki warta def loo xam ne lii ndaxte yow maire nga wala député nga rek ñu war la bàyyi nga tey jii logiquement Khalifa Sall wax nga ko léegi dañ ko war a jox ak yelleefam logiquement tey jii lan moo doon yoon ci Khalifa Sall ndax taxaw nañu ci ni ma ko waxee yëkkati mbalaanu kiirlaayam donte eggaguñu ci sax waaye ci loolu la ñu ne waaw li nga xam ne moo doon yoonam mooy li nga xam ne moom la loi bi wax ci koo xam ne ki député nga bu fekkee ni dem nga ba nekk député rek dañ la war a bàyyi nga dem sa kër bu ñu lay commission di woo nga ñëw ñu seet niñ lay attee bu ñu la attee ba pare bu ñu attee ba pare nag yoon dafa ne député nga da ngay àggali sa mandat ba mu jeex nga ñu soog lay topp waaye loolu aussi dafa am ci loo xam beneen wàll woo xam ne aussi yoon daf ñu ne képp koo xam ne ki daal da nga détourné xaalisu réew mi war nañ laa mën a topp ba fa mu sore ba nga xam ne liñ naan loi tubaab mooy demee noonu dafay wax lii ba pare ëllëg mu wax lu safaanoo moom li nga xam ne daal moo ci nekk mooy démocratie da ngay yaatal
da ngay jox nit ki àqam waaye nag kenn mënta mooy démocratie maanaam yow parce que maire nga wala député nga rek da ngay bàyyi jalgati yoon luubal xaalisu réew mi ñu bàyyi la nga ñibbi sa kër noonu loolu wax dëgg na xel loolu mënuñ ko nekk. lu jëm ci commission ad hoc bi nanu ko tëralee mu bari tey loolu ñu ko ŋàññi ndax ni ma ko waxee fukki député ak benn ñoo ko sekk waaye ñaar kese ñoo fare ci kujje gi est-ce que foofu moom du métti. waaw xam nga commission ad hoc loolu seen composition bi article 34 bu règlement intérieur moo koy kii maanaam ni ñu koy taxawale mooy. dañuy xool groupe parlementaire yi ku ci nekk naka nga toll ku ci nekk ñu jël ci yow na nga toll maanaam dayoo la. ku nekk na nga dayoo loolu la ñuy jël moom mooy composé groupe parlementaire bi moo tax groupe parlementaire benn bokk yaakaar ñoom ñoo ci ëpp nekk juróom-ñett groupe parlementaire beneen bi am ñaar ay non-inscrits yi am benn loolu moom article 34 bi moom moo ko doxalee noonu ba nga xam ne daanaka kenn mënu ko dindi waaye li nga xam ne moo ci am ba am solo mooy loi bi dafa war a tegu ci yoon képp koo xam ni kii daal lii mooy sa àq ak yelleef ñu jox la ko waaye nag képp koo xam ni kii nekk nga maire. wala nga nekk nga beneen poste da nga war a xam ne alalu réew mi lañ la jox lépp loo ci def dañ ko war a saytu li tubaab di wax devoir d'exemplarité boo demee nag ba nga xam ne yow mi sax da nga bëgg nag rawatina boo demee ba nga xam ne yow da nga bëgg nekk président de la république boo bëggee nekk président de la république dafa am devoir d'exemplarité maanaam dafa am loo xam ne li yow da ngay set wecc ne malaan dégg nga mu weex tàll ba nga xam ne perkaal nga xam ne yow boo nekkee président du am dara lu ñu lay ŋaañ donc ki nga xam ne mooy xalifa moom sax moo waroon ñaan ñu dindi murlaayam mu mën a taxaw janook yoon wax setal boppam ba mu set wecc bu ko defee ëllëg kenn du ko topp ci dara. lu jëm ci loolu sax ngay gëstukat ci wàllu politique ak li ñu gis li xew yépp ci assemblée nationale commission ad hoc baak waxu procureur ba ci nañu yëkkati mbalaanu kiirlaayam est-ce que ci sa gis-gis Khalifa Sall dina échapper ci ab procès dégg nañ ko sax ci kàddu muy wax ni moom xam na ni sévèrement dinañ ko sanctionner sévèrement. waaw xam nga moom bu xamee ni dinañ dal ci kawam. kon xëy na ñàkkul mu xalaat ne am lu mu def. wax dëgg neex yàlla li nga xam ne daal teg nañ ko ci kawam mu ay tuuma. diis na diisaay boo xam ni soxna si ku ñu ko teg ci sa kaw dina jafe nga rëcc ci yoon ndax blanchiment ngay weexal xaalis nga jël détourné xaalis. ñuy wax faux et usage de faux maanaam nga soppali ay bind. ak lu diis a diis bu fekkee ne yow amuloo ay firnde yu leer a leer ne lii defuloo ko. mën nañu yaakaar ne yoon dina dal sa kaw politicien nag koo xam ne ki day yëngu ci politique saa yu ñu ko jàppee ñu ne raison politique moo tax ñu jàpp ko kooku dëkk boo dem même France ak feneen mosuloo gis fu ñu jàppee homme politique te waxul ne mbir yi mbiru politique la waaye nag yoon dafa war a jaar yoon dafa war a tegu ci dëgg ndax sénégalais yi wax dëgg neex yàlla boo leen seetee am nañu ay jiixi jaaxa ci yoon ci seen justice d'ailleurs du sénégalais yi rek magistrat yi seen bopp ñoom ñoo taxaw fii ne li ñuy wax séparation de pouvoir amagul bu baax noonu ci ni ñu koy séentoo donc wax dëgg neex yàlla kii nga xam ne moo yor réew mi di président Macky Sall ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu yoon war nañu fexe ba Sénégal yi amaat ngëm amaat confiance ci seen justice ci suñu justice nga wax ko également mu soxal Khalifa Sall ndax nee nga ku ñu tuumaal war ngaa fexe ba leeral seetal sa bopp gis nañu également ay avocat am tey jii ñu jàpp ne ni ci mbirum caisse d'avance boobee nga xamante ni moom mooy coow li ñu war a def mooy fexe ba xam képp ku ci takkee moo xam ci politique yi mi nga fare moo xam kilifa diine nga ak koo mën a doon ñoom dañoo jàpp ni xëy na war nañu koo gëstu ndax nee nañ sax loolu mooy mën a tax kër gi nga xamante ni moom moo IG moom moo génne woon rapport bi ñu mën a xam ndax dëgg-dëgg la ñuy wax noonu ci caisse d'avance ba diggante 2011 la ak 2015 yow noo gisee loolu. waaw loolu boo ko seetee ba xool ko day fekk day mel ni Khalifa Sall moo xaw a fàtt sax yoon boobu ndax bu taxawee ne man kat jël naa xaalis bi ñu ma joxoon am naa ñu ma ko jox waaye du ma leen tudd ndax ñooñu ay kilifa yu dama leen di muur sutura loolu nag xëy na ci yoon mën na ko nangu ci ngor mënees na ko nangu waaye àndul ak yoon dégg nga wax dëgg neex yàlla képp avocat yi wax nañ dëgg képp koo xam ne caisse d'avance boobu laal nga ci war nga la ñu mën a taxaw laaj la yan anam nga ci laale ndax nit ki mën nga jël xaalis nga ne jox naa ko diw fekk joxloo ko mais boo ko joxee waneel firnde ne jox nga ko waaye nag dafa am leneen lu ci lalu mooy égalité devant la loi képp koo xam ne ki nekk nga ci réew mi ci juróomi at yi weesu te dugal nga xaalisu réew mi wax dëgg na war nañ laa mën a déglu. est-ce que aussi amul tamit mbirum Khalifa Sall ba tey bu weesoo xaalis est-ce que aussi amul ay enjeux politiques yi ci nekk parce que tamit jàpp nañ c'est quand même un adversaire xëy na de taille. nee naa la homme politique saa yoo ko jàppee am enjeu politique loolu moom kenn mënu ko dindi. wax seet ko ci France seet ko ci feneen ak feneen saa yu ñu jàppee homme politique sax ba ci Espagne bi mujj bi dégg nga gis nga la fa xew waa ji dafa daw mujj gi mu ne affaire problème politique la homme politique moo mel noonu saa yoo ko jàppee mu wax loolu waaye li ci mën a nekk mooy. égalité devant la loi mooy képp koo xam ne kii nga jege président war nga bañ ko jege def nga ay luubal war la ñaa mën a teg ci yoon bu ko defee boobaa kenn du ne
politique moo tax ñu jàpp ma waaye bu fekkee dafa am lu ñuy làq-làqal yoon war ta yor jukkoy gumba secret mooy gumba goo xam ne gi bu guddee mu gis bu bëccëgee du nangoo gis wala saa yu ko neexee li gis wala saa yu ko neexee du gis da nga war a di gis di xool ñëpp li fépp foo xam ne fii am na ku lubal yoon ñu teg li ci yoon atte la ni ñu la war a atte waaye waruñu xool benn boor rek waaye lii dëgg ba dëgg nag waaye Khalifa moom ci boppam ginnaaw moom dafa bëgg nekk président de la république am yéene fas yéene yore réew mi ni mu ko bëggee moom dafa am devoir d'exemplarité maanaam dafa war a set wecc setal boppam loolu moo tax ñun dañu yaakaar ne ak lu mën a doon war nañu mën a fexe ba procès bi am ba Khalifa setal boppam bu dee setal na boppam nag ñu xam ne du moom bu setalul boppam nag ñu xam ne li muy yéetu xëy na yelloowu ko ndax Sénégal ku loxoom set la ñu bëgg mu yor réew mi. ñu koy jaajëfal bu baax Momar Seyni Ndiaye ngay taskatu xabaar xamee itam ci wàllu politique sant nañu la bu baax a baax ci wuysi bi xibaar yi nag ñuy jéggalu ci nga xamante ne waxoon nañu ko ci bonk xibaar yi waxtu bi rek moo ñu xocc ñu ànd rek yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak borom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf gileem ci biir yi béy fu mu jaar dégg si gil mbaa sëggal président Moustapha Niass njiital assemblée nationale ma ngay daj dégg ci assemblée nationale bi l'observateur ay xale yu xonq coy yu ñoo ko doon sàllawlu ak di ko mbii fa foore démb la woon ci assemblée nationale ba ñuy taxawal commission ad hoc bi war a saytu li procureur de la république ne nañ ko dindil immunité parlementaire bu honorable député Khalifa Sall ngir ñu mën ko àtte fukki député ak benn yi ñu tànn ngir ñu war a doon membre ci commission ad hoc bi yéenekaay bi nee na ñu téeméeri député ak fukk ak juróom-benn mu di 116 député ci assemblée nationale ànd nañu ca liste ba kenn rek moo ca kontar L'Obs nañu ci député yi fare ci opposition bi bu weesoo honorable député Soxna Dieng Mbàkke yeneen député yëpp tooguñu ba ndaje ma jeex dañoo buub seen i déeba ki seen i déeba déeb seen i kalma njangaan dem seen yoon ñoom ñëpp a gedd ndaje ma mujj gi plénière ga mujj ci ay saaganteeka dàgga sante bi coow li takarnaase ci la honorable député Déthié Fall jógee ne jàkk Moustapha Niass njiital assemblée nationale ne ko gàcce nga ci réew mi gàcce nga it ci assemblée nationale Moustapha Niass toog fi mu toog mel ne ku ñu sotti galas boole yoo gàkk yoo tak yàcc ak yasar ba mu pare moom Déthié Fall l'observateur nañu Ousmane Sonko moo jël moom nee na musut a gis ay lâche yu mel nii Aïssata Tall Sall nañu ginnaaw nangu ñu génnee Khalifa Sall ñoo ngi ko bàyyi ca kaso ba kon gisuma lu war a tax ñu ñuy dajale fii ci assemblée nationale di ñu defloo ay yëfi idio Les Échos nañu xëppante asib rek moom manqué woon démb ci assemblée nationale ba ñuy taxawal commission ad hoc bi war a ñori mbalaanum kiir laayum honorable député Khalifa Sall député Déthié Fall ak honorable Aïssata Tall Sall kaddu ya ñu fa yëkkati journal Les Échos xëy na ko ci xëtamu njëkk Le Quotidien nañu opposition bi démb ñoo rawoon sayu mat wu ñu takkee xànc gu bees déggoo gu mat sëkk mu di unité parlementaire moom la ñu wane ci seen biir ba coow le naree bari député yi ñu naan ay député non inscrits ak député yi fare ci groupe parlementaire liberté démocratie ñoom ñëpp a gedd jug dem seen yoon Le Témoin nañu Khalifa Sall mu taxaw kanamu tribunal di layoo saa yu ñu xëyee mbir yi di ko gën a jege commission ad hoc bi taxawal nañu ko démb te ndayi mbili ji mu di Khalifa Sall am na kenn ci ay jege ñaaleem ku mu wax ne moom leer na ko ne dana dem ci ab layoo dana taxaw tribunal ñu àtte ko te it biir na ko ne buñ ko àttee peine bu dis lañu koy gàll enquête dina kay ne ñu mbiri Khalifa Sall kay wax ji ñaar la ne bu weesoo immunité parlementaire am bi ñu bëgg a dindi des na léegi leneen coow moo di mairie ba mu jiite mu di mairie bu Ndakaaru mu fexe bañ faa yóbbu délégation spéciale président Macky Sall ko délégation teeru bu rëy te yanj lañ leen teeru démb ca Touba Le Témoin moo bind loolee Walf Fadjri mel ne ku naan ko ci xëta mu njëkk neel astafirullah Macky Sall kay teeru bu rëy te yanj du ko dégg fenn ay 6 heures ci ngoon ci la dugg ca Touba waaye li ñu naan ci tubaab ay second couteau ñoo ko teeru direct info nañu neexul ba neexul waaye Touba daal safawuñu Macky Sall waa ji neexu leen teeru bu géey te yaraax la ñu ko teeru Serigne Modou Bousso Dieng ne ci xët mu njëkk yéenekaay bi li waral ba président Macky Sall mel ne am kenn bëggul ca Touba romb na li nit ñi di xalaat kilifa gi sang bu tedd bi di Serigne Mountakha Mbacké kaddu yi mu dénk président Macky Sall moom la Vox Populi xëy ci xët mu njëkk moo di boo tëddee nelawal ba yandoor li nga defal Touba Serigne Touba gis na ko te dana la ko fay bu jotee L'Observateur ak Les Échos ñoom it xëyee kaddu Serigne Mountakha yooyee ci Le Quotidien Serigne bi ne fa président Macky Sall dolli la góorgóorlu ci Touba doo ko réccu ndax Serigne Touba moo lay fayal boppam président Macky Sall ne ñu ci xët mu njëkk Libération man noppi na engagé wu na ngir gunge xalifa bi ci bépp projet bu mu yëkkati ci Touba Ila Touba di autoroute bi enquête dina kay nee nañu Macky Sall nee na 2018 ca lay pare ku ne autoroute ne wata ne carburant bi koy dawal carburant boobee la si ne kay xëy nañu xibaar ne ak njëgam mën naa yokk fan yi di ñëw ndax barigo pétrole bi jugee na ci $44 yéeg ba ci $61 caisse de sécurité
sécurité sociale moom ma ngay wàcc direct info nañu la fay xeeñ neexul intersyndical gi ëmb liggéeykat yu caisse de sécurité sociale yi ñoo doon conférence de presse démb ngir xamal journaliste yi askan wi kilifay réew mi la xew ca caisse de sécurité sociale nee nañu yorinu kër ga dara ci baaxul boole cee kumba am nday kumba amul nday gi am ca caisse de sécurité sociale ma ngay bëgg a yàq kër ga këruk télévision bu bees ci réew mi xibaar baa ngi ci xët mu njëkku Les Échos am na beneen télévision bu bees buy waaju ubbi ci Sénégal 7TV la tudd journal bi nañu journaliste bii di Maymouna Ndour Faye moo ko moom. ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi nit cant ngërëm ñeel na leen rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.